chaude ou froide ñi ëpp ci yéen nag bu tàng bi la ñu ci taamu ndax on peut le retrouver dans chaque coin de rue tey nag ñu nar a gëstu li nga xamante ni mooy café Touba ba tax ñu nar a seeti koo xamante ni ràññee nañ ko loolu ci wàllum defarum café mu waxtaan ak ñun ci li di processus de fabrication bi du début jusqu'à la fin dal leen jàmm ci seen émission découverte. ñu ngi fi nag ci jàmmalaay nara fekk fi nga xamante ni mooy Axma ñu gën ko xam ci ak café Touba Axma ñu ngi leen nuyu. dañ nara ànd ak moom dem fi nga xamante ni mooy marché fi ñuy jëndee café gi Axma noppi nga. noppi nañ kay kon ay ca. ilaahi fasalli ala man ata muhiban wahaban saburan sabur ilaahi fasalli ala man mbokk téléspectateurs yi yegg si nañu fii nga xamante ni mooy ci marché bi dañuy bàyyi rek Axma mu waxaale ak sëñ bi noo def café laa bëggoon defal ma 5 kilos café ayca feesal fii la tàmm di jëlee Axma. waaw fii laa am habitude di jëlee café d'habitude ñoom seen café day set ba pare li ma ciy wut fii la maanaam café Guinée la li may wut ci café côté bu Guinée moo ko am. arôme yi ngay recherche yëpp mi ngi ci café gi moom d'habitude Guinée laa koy amee. d'accord café gi Guinée lay jógee. Guinée lay jógee d'accord. Que les quantités bi ngay jënd bari na à chaque fois. waaw d'habitude waaw est-ce que même quantité bi ngay jënd à chaque fois wala ça dépend rek ci li nga bëgg defar. damay jënd lu ko ëpp sax. par rapport ak li may bëgg defar ak li sama machine di jël comme capacité loolu laa jënd quoi. d'accord. muy ñaata. 7500. ko 7500. ñi jënd nga sa café ba pare est-ce que njëg bi méttiwul trop par rapport ak quantité de café bi nga jënd. bon. ça va le coût. ça va ça va aller. par rapport ak café par rapport ak nag soo delloo ay 10 ans ci ginnaaw. café jar na fi ba 350. mais léegi dafa triplé. dafa yokk waaw yokk na bu baax moo tax te nit ñi yooyu yëpp faveur yooyu tamit duñ ko bàyyi xel. d'accord xaar mu delloo la sa weccit suñu dem yeggali suñu processus de fabrication. jërëjëf merci beaucoup. merci. léegi ñu dem yeggali ci suñu processus de fabrication. adimu tidaaxal li bayin nada yazilul xaafan tanaalu adimu sanaat lisi xat xawa sajaaya kiraamin bi fadlil manu fala yanbaghi an yafuuxa zaki بمدح عجيب خير سمو فما هو نبي الكريم الحليم يكوف القنا والردى والفجور يسافي فؤاد الأرى وزاد وجلوسة والسلام مدات نبي الكريم الصغير به برأ لا إلهي نسيج الرمي إلى خدمته المصطفى إلهي يحمد يقي بخير مسير على من حميت إلهي الذي جارني إلى خدمة المتبازي سمو حميت إلهي بشكر على جسد قلبي لو برسولي الذي سمدا وصلي عليه بمدح أكن سيد للخديم الدنيا سفيها ليوم الفنا والكون
voilà jóge nañu marché ñëw nañu sebet li nga xamante ni moom mooy graine de café bi weer ko bu mu woo instant yi ñu ngi toll ci li nga xamante ni moom mooy saaf bi Ahma graine de café yi nan ngeen di def pour dissocier bu baax bi ak bu bon bi déjà. bon bu baax bi boobu gars yi liggéey ca tool yi ñoom ñoo koy trier foofu de là-bas dañuy trier café yi gradifier ko de 1 à 4 bu njëkk bi mooy grade 1 boobu moom dafa set amul benn taq-taq boobu amul benn taq-taq ñun nag d'habitude café yi ñuy utiliser fii ci au Sénégal café la boo xam ne dafa am taq-taq dafa am poussière dafa am pas mal d'impureté yoo xam ne loolooy jur ñu koy tànn di ko sebet sélectionner ay graines pour pouvoir nag après mën ko. mais loolu boo ko sebetee di nga mën a dissocier li nga xamante ni mooy bu baax bi. sebet bi moom pour raxas ko la rek. mais avant nga koy sebet da nga koy tànn ba pare. soo ko tànnee ba pare rek ngay dissocier les bonnes graines des mauvaises. après nag nga sebet ko procédure bi dina leen jëlal temps bu bari. waaw dina jël temps bu bari pour 50 kilos di nga ko tànn au moins 3 ou 4 jours. d'accord d'accord maintenant yéen café bi nan ngeen di def pour dosage bi en fait pour xam ban dose mooy mën a def benn kilo café genre nan ngeen di jauger dosage bi. bon man sama dosage mooy 3 cuillères à soupe pour 1 litre 1 litre d'eau man sama café bu ma defaral sama bopp 3 cuillères à soupe. mais ci période bi saaf bi ci moment wu saaf bi est-ce que amul lu ngeen di doser ni ngeen di xamee ni quantité bii la ñuy def pour mën a am quantité de poudre bu toll nii. léegi loolu ça dépend par rapport ak machine bi ma yor parce que machine bu nekk ak capacité torréfaction bi mu am léegi man sama machine capacité bi mu am mooy 10 kilos léegi 10 kilos yooyu maa ngi koy torréfier ci 20 minutes voire maximum 23 minutes léegi su ko ëppee doo am cuisson bu baax su yéesee mën nga am cuisson bu normal ngay am mais mu équilibré daal mu équilibré moo gën. su ëppee dafay café bi dafay xam. su ëppee café bi day xam ndax côté bii day ñor côté bii du ñor. d'accord et su yéexee aussi du doon café comme ni ñu ko bëggee. même su yéexee du doon café c'est-à-dire su li nga xamante ni temps bi mu war a def ci taal bi def ko. waaw da koy yàq parce que tamit loolu moo tax mu nekk étape torréfaction dafa nekk étape bu cruciale ci saaf café ndax warul ëpp warul yées ndax chaque étape cuisson bi ndax waroo brûler benn étape moo tax tu prends ton temps de bien torréfier ça étape yëpp waroo ko brûler ndax tout au début da nga war a lijjanti ba café bi am benn période de jaunissement boo xam ne mooy première étape bi nga xam ne ci lay perdre ses sucres étape boobu mënoo ko brûler soo ko brûler rek tu risques de fausser toute la torréfaction. d'accord yow li nga xamante ni moom mooy procédure bi ñu koy jàppee nii est-ce que da nga koo jàng fenn wala passion boo nourrir la rek nga ko. passion la bu ma jëlee ci kuréelu Cheikh Béthio looloo jur ma koy def ba tey nag ñu jural ma doon na sama métier waaye toujours est-il que initiation bi ma jëlee ci kuréel bi maanaam ci cant bi looloo jur tey ma mën di ko defar ak sama ndimbalu sëriñ wax dëgg yàlla. temps bi nga xamante ni moom la café bi di génne ci safara ci ban température lay nekk c'est-à-dire dafa war a am xaal bu bari wala. waaw day am xal bu bari mais toujours est-il que du dépasser les 200 entre 300 et 200 degrés lay doon waaw mais loolu yëpp dama koo calculer par rapport ak tool bi nga xam ne dama koo jënd ak cylindre bi nga xam ne moom lay def café bi. loolu yëpp ay calcul waaw c'est des calculs waaye nag calcul boobu nag sëriñ bi da cee feeñ ndax waaw j'étais pas assez doué pour pouvoir le faire moi seul c'était par inspiration. d'accord mais nan la inspiration bi c'est-à-dire da nga dem ñu formé waat la ci parce que expérience bi jaar yëpp auparavant pool laa doon saaf bi ma demee ba pare ci pool bi ba mu leer ma ne nag tey mën naa saaf après nag ma ne da foog ma passé ci beneen étape boo xam ne waaye bi may passé ci beneen étape yàlla dafa dogal sëriñ bi daa dogal chaudronnerie laa def léegi bi ma jàngee chaudronnerie dinaa xam ci weñ dara te ndeke jaar bi ma fa jaarale c'était pour pouvoir concevoir ma propre machine pour pouvoir torréfier avec aisance. d'accord ba tey dañuy def ci graine de café bi. parce que à chaque fois dañuy gis ni day am ñaari café yu ñu teg day am différence. est-ce que différence boobu noonu dafay am bu baax ak bu bon wala nan ngay fexee ba xam ban café moo baax ak ban café moo baax. bon café bu baax café bu bon amul café bu set moo am ak café bu tilim loolu rek mooy différence léegi nag ni mango mel noonu la café mel am na graine am na café yoo xam ne goût bi la am café yoo xam ne goût bi la am mais toujours est-il que ñaari variété de café kese moo am. d'accord ñaari variété de café yooyu ban ak ban. café robusta la mooy bi nga xam ne robusta comme robuste dafa dëgër café boobu en Afrique rek lay sax robuste
arabica nag graine bi moo gën a dijj gën a yaatu boobu café boo xam ne mooy sax Colombie Brésil mais en altitude lay sax. à chaque fois da ngay xool café bi la gën ñor na wala ñorul. da ngay bañ ñu xam wala. waaw da ngay bañ ñu xam parce que dafa am étape boo xam ne su fa xasee ba tool ñor na waaye nag ñor bi dafa am ñor ab ndax dafa am benn instant boo xam ne moo gën a crucial ci café bi te d'habitude day rëcc mbooloo bi mooy instant yi muy perte ses huiles instant yi muy perte ses huiles moom ngay dégg sax muy fet ci taal bi instant yooyu nag warulaa rëcc ndax su la rëccee rek après café bi day tàbbi ci crâne moo tax instant yi muy ñor di marron en même temps di perte ses huiles instant yooyu ngay tegg café bi dem yóbbu ko ci refroidisseur bi rapidement sinon rek tu vas perdre tous les arômes. d'accord fële à côté maa ngi koy seen ñaari café yoo xamante ni bokkuñu couleur bokkuñu forme mën ngeen expliquer c'est quoi la différence entre ñaari café yooyu. xam nga léegi la différence mooy bii mooy café robusta bii café waaw mooy café robusta bii moom Guinée lay jóge grade 1 la dañ ko tànn amul benn impureté moog bii ñoo yam la seule différence bii dafa am ay points yu noir ay grains yu noir dañ ko ci boole mais amul benn impureté. dafa am différence ci goût yi wala. waaw day am différence ci goût yi ndax Serigne Saliou moo ne café yi sax en Afrique moo gën a neex café yi sax en Arabie wala en Europe parce que suñu suuf moo gën a fertile raison pour laquelle suñu café moo gën a sopp impérativement en caféine suñu taux de caféine da nga ko soo jëlee soo naanee café bi rek da ngay sentir ne que taux de caféine moo gën a fort yi alors que bi mooy arabica bi Colombie particulièrement la jóge moom xet bi moo excessif moom fële ngay toll muy xëy ba tax na la différence loolu la bii caf ko la ko ëpp bii parfum la ko ëpp. mais comme bii c'est au niveau international en matière de prix dina am tuuti waaw différence. day wute bu baax sax day wute bu baax ndax bii sur le marché Sénégal yaa ngi koy jëndee le kilo à 1500 bii yaa ngi koy jëndee le kilo da nga koy jëndee le kilo ba 3500 le kilo te duñ la ko jaay par détail on te le vend par sac de 70 kilos wala 60 kilos. instant yi bu ñu paree ci saak bi ci ban étape lañ jël. bon dañ koy refroidir d'abord suñu paree ci saak yooyu dañuy dem refroidir ko pour pouvoir garder les arômes après nag ñu xool nan lañ koy yóbbee ci moulin bi mu muudul ko ñu am poudre. léegi li ngay def mooy état de refroidissement bi da ngay bëgg mu sedd. waaw bi moom da ngay bëgg mu sedd vite fait balaa ngay perte ses arômes bi moom parce que day continuer di tàng ndax chaleur bi ñu jógee da koy garder. te avant nga koy wal foog mu sedd refroidir ba pare. foog mu refroidir. refroidissement bi di jël temps. non non 5 minutes rek. gis nañ ni moom moo koy ëppal boppam du bàyyi ngelaw la mu sedd ba moom moo koy ëppal. pour mu gaaw la wala. mu gaaw set parce que sinon day continuer di ñor ndax dafa tàng chaleur bi dafa yàgg ci def na fa minimum 23 minutes 20 minutes 23 minutes chaleur boobu da koy wàccaale fii léegi soo ko uppul rek day continuer di ñor te loolu day cramer café bi. pour am poudre bi c'est obligé nga yóbbu ko ci moulin bi wala mën nga ko defal sa bopp yow mën nga ko moudre sa bopp. comme man yor naa fi ay moulin à domicile mën nga ko tamit fekkee c'est de gros spécial pour loolu. waaw dafa am moulin spécial pour loolu sinon nga yóbbu ko moulin yi nekk marché ñoom tamit ñu war
bees nii c'est pour génne ci pëndax bi ci nekk wala dafa am salte boo ci dégagé. pellicule yi la tudd maanaam xollit yi la au moment de la cuisson moom day détaché wu ci graine bi léegi nag su détaché woo ci graine bi moment bi ngay pare torréfier moom day cramer moo tax nga koy bees ni pour mu détaché waaw parce que sinon après soo ko moudree moom tamit day bokk ci café bi day xëmaale léegi après café bi soo naanee mën nga sentir xëmit moo tax nga koy détaché foog nga bees ko ba mu set carrément pour mën a am sa café normal te du am benn xëmit. mais instant bi nii mën nañ refroidir na alors arôme yi perdre luñ ko non instant yi moom perdre luñu arôme wala boog du moins perdre ñu lépp ci perdre bëri waaw récupéré nañ ci lu bëri te suñ ko moudré léegi ci waxtaan na perdre ça instant dafa am loo ma doonoon ci biir café gi boo ko tujjee dafa mel ni dafa am benn filtre bu nekk ci biir dafa mel ne comme feuille la dafa mel ni feuille mais man d'habitude dama koy faral di ko xenc mais y a énormément d'arôme là-dessus. D'accord. damay xalaat ni sax est-ce que arôme bi yëpp nekkul ci genre feuille fa la arôme bi di garder arôme bi lay garder mais toujours est-il que café bi ci boppam tamit dafa am arôme. D'accord. mais feuille bi li muy garder ci arôme moom mar day garder. machine bi mooy li nga xam mooy waaw kii moulin la mais d'habitude lii moulin resto la bii tamit moulin la aussi mais c'est pour les petites quantités. D'accord. mais toujours est-il que pour les grosses quantités comme ngay wal ay 200-300 kilos mën nga dem marché comme machine yi wal dugub yooyu tamit moulin à café la yooyu mën na wal café bi mën na wal café mais instant bi ak mais yii c'est bien spécifique pour certaines graines yi pour une petite quantité waaw. D'accord. ñaari grains yi nga ma wonoon sànq moom ngay boole pour. mélange am na ci café mën nga def ay mélange soo d'habitude soo leen gisee ci grande surface da ngay gis café ñu def 50-50 wala 80/20 wala 90/10 loolu mélange la arabica ak robusta. à quel moment ngeen ciy def arôme yi ngeen ciy def c'est-à-dire jar beeg yooyu noonu est-ce que vous êtes obligé de mettre ça dedans? On n'est pas obligé de le faire man personnellement du ma ko def mais parfois clients yi ñoo may laaj ma aromatiser leen. am na ñoo xam ne dañuy def eau de girofle am na ñoo xam ne dañuy def jar mais man gënaluma ndax café bi ci boppam dafa am ay arômes yoo xam ne soo ko sentiree ba dund ko dootoo bëgg beneen arôme bu dul café. D'accord. Bu fekkee da nga ko ci choisir def à quel moment nga war a def instant yi muy waaj a ñor mooy instant yi mu la doon wax sànq balaa huile bi di génn nga koy dugal ndax soo ko ci defee moom day dégager benn fumée léegi café bi dafa am capacité wu fumée boobu da koy capter da koy capitaliser léegi xet boobu lay jël moom ko café loo ko tegal ñu jege ko rek day jël xet boobu ñu ci bëri nag xamuñ ci loolu pour soupçon d'arôme la rek. café dafa am benn caractère spirituel boo xamante ni moom moo ko englobé buñ ko lié un peu ak Serigne Touba ak la vie sainte de Touba est-ce que loolu noonu bu ngeen di defar café gi da ngeen ci bàyyi xel ci caractère spirituel boobu. loolu sax mooy tax ñuy defar café ndax wax dëgg yàlla soo ma laajee sax ci sens boobu sax laay gën a mën a wax ci café ndax sama initiation yëpp Serigne da ko jaaral ci café ndax café à la base Serigne bi butin de guerre la ko utiliser comme butin de guerre la ko def. maanaam bi muy pare tubaab bi ba gagné leen da ko saisir ci ñoom comme butin de guerre kon loolu symboliser wul leneen lu dul délivrance bi nga xam ne jëlee nañ ko ci tubaab bi ba tax na cette forme de délivrance bi ñu jëlee ci tubaab bi moo jur tey man ma ne damay entreprendre defar café pour pouvoir libérer la population sénégalaise ba ñu mën a xam la valeur du café Touba bi nga xam ne moom la Serigne Touba indaale. histoire du café Touba dañoo expliquer comme quoi que dafa am benn caractère spirituel bu ko englobé un peu ba tax na ci préparation bi am na si loo xamante ni moom nga war a moytandikoo ak loo war a def yéen yoo war a bàyyi xel est-ce que yéen a ngi ci bàyyi xel ngeen di defar café bi. waaw loolu moom loolu moo ci gën a primordial sax nag dëgg yàlla ndax café moom comme sëriñ bi jox na ko aspect spirituel bi mu doon ba pare kon mënatoo koo def te defoo ko ngir yàlla wala boog defoo ko ngir sëriñ bi ndax moom sëriñ bi ci boppam. bi mu nammee liggéeyal boppam takk ndiglu moom moo saafal boppam café seggal ko boppam dem servir ko ñi ko doon jàngal xasaay ndax moom dafa dem ba yëg ni moom dafa war a liggéeyal boppam moom sëriñ bi kon impérativement café pour le mouride bi koy naan
munul doon beneen aspect bu dul spirituel ci moom waaye nag sëriñ bi da ko warlul muriti kese la warlul spécificité boobu maanaam ki koy naan mën nga ci jëlee 70 ans jaamu yàlla soo ci jëlee valeur u kaas ataaya loolu muriti la ko warlul ba tax na aspect boobu moo ci gën a important te procédure de préparation aussi am na ci loo xamante ni war ngeen ko bàyyi xel lu ngeen war a bàyyi xel est-ce que loolu yéen yéen ngi koy pesé c'est-à-dire ngeen koy defaree sel yi nga xamante ni mu ngeen war a sàmmonteeg bu ngeen koy defar est-ce que loolu ñu ci bàyyi xel ci defar bi. waaw loolu moom loolu impératif la ci. ndax Serigne Saliou ci boppam la benn mbokk taalibe bi laaj ko Café Touba lan moo ko def Café Touba mu ne ko intention moo ko def Café Touba kon ni ñuy tuddee ñami Touba wala nangami Touba aspect boobu moo ko sacraliser ba tax na kon ki koy defar impérativement pour mu jox ko valeur bi mu am fokk mu sellal nag mi ngi commencé ca tàmbale ba ngay wut graine yu baax tànn ko saaf ko niñ ko war a saafe sellal ko ba képp ku mu la leer ni mi ngi ci kaw suuf war na ko mën a jëfandikoo te du ci jëlee benn ngaañ-ngaañ loolu soo ko defaree noonu rek yow daanaka defal nga Café Touba. kon Café Touba kenn war ko defaree n'importe comment. non fa am ay yoo ci war a bàyyi xel balaa nga koy defar comme par exemple instant bi Café Touba dañuy gis ni coin de rue boo dem am na ñu ko fay commercialiser. est-ce que loolu noonu comme caractère spirituel bi nga wax léegi nii est-ce que jàpp nga ni ñi nga xamante ne ñooy defar Café Touba depuis comme graine bi ñi nga wax fële fi nga koy jëndee ba fi nga koy seggee est-ce que loolu noonu ñoom dinañ ci bàyyi xel de trop. aspect temporel bi ci nekk te visible te ñu mën ko wax mooy sëriñ bi moom da daan naan carte noire sëriñ bi da daan naan yeneen café yu jóge Côte d'Ivoire kon par rapport ak ni ñu concevoir café bi sellaay bi eggoon na foo xam ne sëriñ mën na ko consommer te mu doon ci moom Café Touba kon ki koy defar tamit fii ici au Sénégal daf ko war a bàyyi xel procédure yooyu nga xam ne moom la café bi laaj ndax café bi amul benn instant ci processus cuisson ak tànn bi noflaay ba tax na procédure boobu nag nga xam ne da nga kaa war a jox wàccuwaayam du début à la fin nga teewlu ko tànn ko parce que kii di tànn loolu ça prend du temps gis ngeen sànq li ma daj pour chaque cuisson léegi dañ koy walaat segg bi da nga war a bàyyiwaat xel ni nga ko war a seggee arôme bi bañ laa rëcc warul yées yi nga war a détail yooyu yëpp nga war a bàyyi xel kon dafa laaj teewlu boobu nag mu ci bàyyi xam naa peut-être loolu moo jur sëriñ bi sacraliser ko ba tax muy Café Touba mais toujours est-il que li mu ci def moom loolu moom sëriñ moom rek ko xam. dañuy revenir un peu ci conservation d'abord poudre bi. bu ñu walee ba am poudre bi ba pare pour conserver ko pour poudre bi bañ a gaaw a yàqu ban mode de conservation ngeen di tàmbali. conservation bi moom c'est pas difficile. Tant que c'est étanche c'est bien fermé soit ci ay bocal wala ci ay sachet yoo xam ne on l'a conçu pour ça ngay gis ne que tu vas garder tous les arômes mais toujours est-il que café moom saa yoo ubbee emballage bi rek arôme bi commencé na dégradé wu. du am ay risques yu am ay moisissures. non chaque fois rek refaire soo tëjaatee amul benn problème mais saa yoo tijjee moom c'est sûr et certain que ni perte nga ay arômes ba tax na looloo waral ñu koy conserver ci ay emballage yu adéquat yoo xam ne dina mën nga garder ses arômes diggante bi nga koy consommer ba ngay jëndiwaat. d'accord léegi dañuy tàmbalee wal ñu xool li nga xamante ne ngay wal café.
يا ربي صل بسبا على نبي صلى Pourquoi j'ai comme l'impression que dafa am ñaari couleur yi li ma la doon wan sànq feuille yooyu moo weex ni mooy papier bi nekk ci biir. voilà Jeex na amul des. C'est fini on dirait. war nañu ba pare instant bi dañ koy segg pour am quantité bi ban quantité de café nga war a def pour mën a am. 3 kudd yu mag. 3 cuillères à soupe mooy pour 1 litre. yu plein à raser comme ça. voilà 3 cuillères à soupe léegi lii day am valeur yi 3 cuillères. d'accord lii mooy 3 cuillères à soupe benn cuillère. léegi mën nga mën a seggee 1 litre. 1 litre. loolu toll. déjà boo koy segg longtemps bi ci dugub da ngay sentir arôme bi mi ngi génn bu baax. Il y a une particularité aussi. kii bi ni mu mel nii. ni mu dëgëree. ni muy mel ne granulé. waaw. loolooy tax nit ñi naan expresso. en fait expresso du marque. wal bi la. wal bi dafa am ay taille. monture bi c'est de 1 à 10. léegi de 0 à 3 loolu expresso wal bi de 0 mooy moo ko rumbox mooy ñun suñu tame sànqal xaw ma sunguf. d'accord li ñuy wax tame sunguf tame sànqal ak tame caakiri. ñoom seen wal noonu lañ ko defee noonu lañ ko graduer ay c'est des montures de 1 à 10 léegi de 0 à 3 mooy expresso café bi soo ko seggee day fort. d'accord léegi dafay am différence ci café bi boo. ci ci wàllu fooraay bi ni muy mel ci fooraay 0 day pëndëxe 1 dina xaw a granulé tuuti 2 day granulé 3 day gën a dijj léegi à partir de 4 nag jëm 10 loolu mooy pour les machines à piston mooy machine yooyu nga xam ne da ngay sotti café bi sotti ndox mu tàng bi après bës piston bi mu wàccee granulé yi moom capsule loolu expresso la bu wal bu mokk bi léegi
mais sànq yaa ngi doon expliquer différence café bi ak café soluble yi. nga ni quand même café bi la ñuy utiliser pour def café soluble yi mën nga dellu soit un peu ci. waaw c'est le même café café moom ba fonkale mi café lay sax nit ñi nag ils ont tendance à boire du café foo ne café bii dafa spécifique fii dafa spécifique fee alors que café moom fii ba Kuala Lumpur café la léegi nag pour rendre ça accessible du temps de la guerre looloo tax gars yi créé café soluble mooy dañ koy segg ba pare ba mu nekk ndox ñu refroidir ko après nag dugal ko ci ay chambre froide ba mu commencé di glacer noonu di neige ñu extraire neige boobu loolu tax mu nekk soluble pour ñi nga xam ne amuñu temps segg ko nii mais toujours est-il que café moom nga naanee ko nii moo gën moo ëpp njariñ ndax su fekkee dafa bëri procédure ay étapes yoo xam ne da ko def pour nga dogaati si jot tu vas perdre tous les arômes ak njëriñ bi nekk ci café alors que nii nga ko war a jëlee ndax fii la lépp ne. instant yi 1 litre d'eau la ñu utiliser pour mën a. Voilà. pour def segg café bi. pour les 3 cuillères yi ma la wax. segg bi daanaka pare instant bi après sucre bi nan ngay defee fexe ba jauger sucre bi xam ndegam 1 litre de café yi nga am ban quantité de sucre moo koy suukar wala da ngay def rek ba mu saf. am na ñoo xam ne dañoo bëgg suukar ba mu saf. am na ñoo xam ne dañoo bëgg bu digg dóomu mais toujours est-il que ñi nga xam ne dañoo accro ci café ñoom dañoo bëgg sentir café bi bu baax. ñu naan café sans sucre. Café arabica t'as même pas besoin d'y mettre du sucre ndax boobu fooru café robusta nag ngay wàññi amertume bi moo tax ngay def sucre. d'accord parce que des fois di nga segg café bi dafa weex. voilà loolu ci graine de café bi ci mooy graine de café bi la. robusta bi moom mooy soxla nga dindi amertume bi nga def ci sucre mais toujours est-il que fii Sénégal moom lu sax suukar daa neex gars yi dañuy suukar à volonté looloo tax. d'accord mais man pour les 1 litre moom soo defee 500 grammes. la moitié dina ko suukar la moitié de 500 grammes. 250 grammes voilà. instant bi moom wàcc na soo paree soo ko suukaree ba pare ñaata temps lay jël pour nga mën ko denc ak café bi ñu suukar ak bi ñu suukar ba mu ci gën a gaaw a yàqu en fait. man de pour man moom du ma denc café. café koy bii naan nii su ma ko sama naanee nii 1 heure de temps après su ma bëggaatee naan café dama Day seggaat seggaat. ndax damaa xam li nekk ci beesaayu café ba pare du ma ko xam ba pare nag di dellu gi la. d'accord mais am na si ñoo xamante ne dañuy léegi segg nag en am na ñoo quantité. xam ne ñoom dañuy segg pour di denc il est préférable de ne pas sucrer ça. d'accord soo ko suukaree soo day ko gaaw a suukaree day cramer day yàq ndax déjà café nii dafa am sucre boppam nii su ma ko tëjoon ci thermos bàyyi ko 1 heure de temps soo ñëwee day sax suukar. am benn fermentation. waaw day boo ko ci fermenté defee day mais soo doolee suukar nag day gën a gaaw a fermenté wu d'accord. kon procédure day gaaw. ok boobaa da nga koy suukar bi teel a da ñàkk. koy day gaawal fermentation moo tax day gaaw a yàqu. خلفا لما من أقسامي وفيهم مواخيخ سيدنا موافق حسنه من أساده بالحاسمية الخلامي صدقه مكفر سن خيباتي مواخر Père Ndiaye sëñ bi Seydina Aliou Seydina Aliou ñam leen café bi ngeen wax ni mi sax. trop comment vous trouvez café Touba en fait man yéen da ngeen tàmm di jëfandikoo café Touba. waaw mais bon man damay naan café mais de préférence moom café ak moom damay ñëw këram sax di ko fëgg pour naan café rien que pour naan café. mais consommateur café Touba nga en général. waaw. lan nga gis ci café Touba ba tax nga koy naan. bon peut-être xam naa tàmm bi la dem naa ba mu daf ma gënal sax Nescafé daf ma gënal café soluble bi quoi. D'accord. waaye je préfère café Touba. d'accord yow da ngay faral di ko naan chaque jour gis nañ ñoo xamante ni buñ ko xëyee naanuñu ko seen bopp day metti est-ce que ci ñooñu nga bokk. waaw mën naa si ñoom laa bokk ñoom dañ koy naan constamment ça fait des années plus de 15 ans sax. mais est-ce que yàgg ngeen xam procédure bi nga xamante ni moom lay am parce que du sama genre gi dañuy xëy rek ñu xëy leen café ñu naan xamuñu lan la ci nit ki di daj balaa mu koy yàgg nañ koo xam moom certes parce que ñun ay murid lañu te
waaw ñun yàgg nañ ci café gi daal xam nañ procédure bi def ak liggéey bi yëpp xam nañ ko daanaka. mais yombul. waaw man murid laa waaw. mais yombul en fait café gi li nga xamante ne ñu def ba am. non yombul de du liggéey bu yomb moom waaw vraiment ku xam Axma ak café gi di nga xam ne lu mu tarbiye la lu yàgg la sax du tey waaw ba mu yegg si fii mu yegg si waaw ñun moom dañ cee ay témoin lañ ci waxat waaw dara yomb si moom waaw liggéeyu góor yàlla dëgg la waaw dëgg fa yàlla. mais à la fin am nañ suñu boisson chaude comme je le disais Axma jël nañ sa journée bi yëpp tey toute la journée vraiment nga nekk ak ñun di defar li nga xamante ni moom mooy café gi à la fin de la journée c'est-à-dire boo paree yow ba segg café gi ba naan ko ban sentiment ngay am. soulagement ak quiétude ndax wax dëgg yàlla nag loolu moom dafa jafe ici au Sénégal nga gis amul école bu ñuy jàngee café kon Serigne Touba suñu amee ndimbalam ba mu def ci potentiel yooyu ci ñun loolu il est de notre devoir na wax dëgg yàlla ñu wasaare ko à travers tout le Sénégal te loolu nag dafa bokk ci suñuy mébét waaye nag li ma ci gën a ñor nag mooy liggéeyal Serigne Touba loolu moom moo ma ci gën a ñor. d'accord li tax sax ñu choisir def découvrir li nga xamante ni mooy café Touba ci suñu premier numéro en général dañuy gis ni nit yi boisson chaude bi rek lañ ciy am naan ko xamuñu li nga xamante ni moom mooy tout le travail bi ci am tout derrière café bi tey nga ñëw am occasion wu expliquer leen carrément li nga xamante ni moom ngay daj ci sa liggéey. mën nañ ni yombul. c'est assez fatigant pour yow. est-ce que tey jii ñi nga xamante ni ñoom ñooy faral di ñëw ci yow pour commercialiser café gi dinañ comprendre un peu li nga xamante ni moom mooy travail bi ci am est-ce que di nga jël ce temps des fois di leen expliquer li nga xamante ni moom mooy travail bi am derrière. waaw loolu moom dafa bokk ci liggéey bi sax nag wax dëgg yàlla ndax dafa doon loo xam ne lu mësul woon am la Sénégal xëy un beau jour mu am kon man il est de mon devoir ma expliquer leen ko ba ñu xam sinon duñ ko mës a xam ndax dafa am ci yeneen aspect yu ñu ko xamee woon man ma indi benn aspect bu bees boo xam ne ñoom xamewuñ ko noonu kon impérativement foog ma expliquer leen ngir ñu mën koo comprendre waaye café ku ko xam ne du yëfu baadoo café à travers le monde ces tasses là da nga koy naan 2000 francs nga koy jëndee wala 5000 francs. du yëfu baadoo la déjà parce que neex na am na goût et puis mais nag Serigne Touba l'a rendu accessible ba ñëpp mën cee jot ba tax na mais nag dafa am benn sacralité bu ci nekk boo xam ne nit ñi foog ñu xam aspect boobu mooy li ci gën a am importance aspect spirituel bi ci nekk. aspect spirituel bi ñu xaw ci des tuuti parce que dangay à chaque fois da ngay lié café bi ak Touba c'est vrai que tur bi noonu la mais instant bi nii du defatul yamatul Touba rek ñëppay naan café Touba ba ci ki nga xamante ni bokk ñu diine ci mbedd bi day naan café Touba ñëpp boisson la boo xamante ni ñëpp ñoo ko c'est très prisé au Sénégal lan mooy expliquer loolu déjà. universalité Serigne Touba moo universel soo xoolee sama emballage sax bind naa ko ci maanaam comme café bi dafa symboliser butin de guerre kon loolu ça constitue une délivrance pour nous ba tax na cette forme de délivrance là elle est universelle ndax chaque instant da ngay dégg par-ci par-là ci dëkk yu bari kenn ku ci nekk jàpp nga ni que dañ laa noot ba tax na forme nooteel boobu nag la Serigne Touba ñëw dindi café Touba dafa bokk ci fi muy jaaree ngir nit ñi xam ne ils sont libres maintenant loolu café Touba da cee bokk ba tax na man loolu mooy sama responsabilité ngir ma wane liberté boobu à travers café Touba bi nga xam ne Serigne Touba moo ñu ko defal loolu rek laa ci gisagum waaye ëmb na lu ko ëpp sax nag. donc cette liberté comme ni nga xamante ni moom la koy waxee li nga xamante ni moom la café Touba bi di représenter pour le peuple sénégalais wala le monde entier je peux dire tey nag loolu lañ leen tàmmuloon indi leen seen première numéro émission découverte muy café Touba bi processus bi defe naa ni ñoo ko gisandoo gis ngeen li nga xamante ni moom lañ ciy daj du début à la fin ba mën a am boisson chaude bi nga xam ne moom la ñu gën a taamu fii ci Sénégal ndax coin de rue boo dem comme ni ma ko doon waxee sànq au début di nga gis ñu koy commercialiser dañ leen di jox dig daje ci seen beneen numéro bu découverte ñu dem ànd ak yéen dem découvrir beneen aspect